na ba tegal ñetti simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg gi ak ponk yi ci gën a fës Barthélémy Dias jamono ji ñu àddoo ma nga jàkkaarloo ko àttekat ba ndax mbir moom nag mu ngi soxal Fatou Ndiaga Diouf te mu doon sàkku ñu àttewaat ko ci naam sax ne lañ ko daanoon ci ay at diir ba tëdd na ko waaye lu ca mën a am daal moom Barthélémy Dias ndax ñaari at la woon juróom benn kaso yi moom la doon tëdd tëj yi suba rek la mu wax mooy mbir mi dañ ko war a attewaat bu ko defee ñu setal deram ba mu set loolee tax mu sàkk woon ñu attewaat ko daan ci dellusiwaat ci biir xibaar yi maire bu bees ba nu fal moom ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier bi ñu génn di Ahmed Aïdara ca Guédiawaye moom nag nangu na ni Cheikh Sarr ne ñu mooy adjoint bu njëkk au maire foofee Aïda Sow Diawara bu parti démocratique sénégalais mooy ñaareelu adjoint bi maanaam kañ ko toftal lu ci mën a am it daañ ci dellusiwaat leneen itam di nataal bu ñu leen fas yéene xamle muy soxna si di Anne Marie Faye moom nag gis ngeen ko mu boot doomam ci gannaawam nekk ci ab liggéeyam ndax mooy première adjointe au maire la nekk itam jaaykatu lekk maanaam restauratrice la mu bëgg ne soxna yi ak seeni jafe-jafe mu def ca kéem kàttanam moodu yi nga xam ne dañoo daw guerre Ukraine ba la ñu bëgg nee ñu daal di daal jox leen ñu nekk ay daw làq foofee ca réewum Allemagne ña fa nekk nag di dund di ay doomu Sénégal ne mbir moomee amuñ ci yaakaar lu ci mën a am dinañ ci dellu si waat la moo tax ñu wax ko li ci yéene kaay yi mooy ndar képp tàggat yaram ak Cheikh Tidiane Diawo ngeen taaxir lu mbokk yi ma ñëw ñu faram fàcce. rafetlooti ànd bi ak kóolute bi ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu xibaaru diggu bëccëg gi dañu koy doore ak nanu ko junjee muy mbiram Barthélémy Dias fi mu ne nii ma nga ca ëttu àttekaay ba loolu nag mi ngi aju rek daal ci mbir mu soxal Fatou Ndiaga Diouf ndax moom Barthélémy Dias moo sàkk woon ñu àtte ko gannaaw ba première instance daanee ko ñaari ati kaso juróom benn weer ya mu waroon ko tëdd tëji ci suba itam la mu xamle ci kanamu àttekat bi mooy li tax bu jóg rek daal di sàkku ñu àttewaat ko ndax daal dafa gis ne nanu ko àtte woon teguñu ko ci yoon nee na sax nag lu jëm ci lanu ko daan tëdd na ko ba noppi waaye nag dafa gis ne dossier boobu dañ caa war a sëgg setal deram ba mu set ndax moom meeram Ndakaaru bi li mu gis rek mooy buñ ko laajee ana mbir mi nan la demee mu ne dafa xewoon ci jamono yoo xam ne dañ doon waajal jongante palub njiitu réew ñu doon xeex ñetteelu mandat boo xam ne président Abdoulaye Wade daal dañoo gis ne àndul ak constitution na mu dëppoo mu ne nag moom ñi ko attaqué woon maanaam ñu demoon songi ko ay nit lañu yu ñu xam ci dëkk bi bokkoon ne ca yooyu jamono ci ñu yoroon réew mi mu ne nag xeex la boo xam ne daanaka waxtu ña nga doon jàmmaarloo lu ci mën a am rek daal moom mooy moom Barthélémy Dias loolee la sàkku dinañ ci dellusiwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar. ñu dem ca Guédiawaye ak maire bu bees ba nu fa fal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier bi nu génn Ahmed Aïdara nee ñu nag nangu na daal dogal bi na Cheikh Sarr mooy adjoint bu njëkk au maire maanaam ka topp ca moom keneen kañ ko coftal jigéen la di soxna Aïda Sow Diawara bu parti démocratique sénégalais bu leen fàttalikoo nag daal coow amoon na bu njëkk ndax moom daal mbir moomee di Cheikh Sarr ma ñu taboon premier adjoint au maire moom moo indi woon coow la waaye dafa mel ni tey bañ ci sëggaatee moom Ahmed Aïdara nangu na lu ni mel ñu des ba tey ci wate yooyee ak la ca tukkee nataalam moom it wër na àddina bañ koy yóbbu ca makkaanam ngir mu liggéey soxna Anne Marie Faye lay wuyoo mu boot doomam nekk ca waar wa di bay ndax moom da daan yëngatu ci wàllum restauration maanaam jaay lekk ak yu ni mel tey ñu tabb ko mu boot doomam yóbbaale bërëbu liggéeyukaayam ne du ci yam bëgg na soxna yi ak seeni jafe-jafe mu def ca kem kàttanam ñu teewlu nataal bi. bëgg-bëgg bi ak xalaat bi mu ngi ci Anne Marie Faye. mooy adjointe au maire rek de. waaw. waaw nga nekk maire. waaw. raw maire sax nag. maa la. mooy fonction xalaat naa ne mën na dem sax ba ay député ak ba ministre sax. pourquoi pas. mu di ndaw doon yaay
doon tamit adjointe au maire ci commune bu Tooki-Gaar ci département bu Diourbel moom de fas na yéene xar la fu sërëm pour développer dëkkam. xanaa liggéeyal Tooki parce que Tooki rek moo ma ñor te ndaw laa bëgg a jàppale commune bi liggéey pour askan wi pour Tooki stade bi mu nekk mu jóge fi. li moom de li mu gis moo di doon jigéen warul tax nit ki yaafu. takku liggéey parité bi doon xeex ba am ko comme am nañ ko léegi jigéen ñi toog fu góor taxaw jigéen taxaw fa na jigéen ñi ñëpp jóg takku ñu liggéey ngir Sénégal liggéey pour askan wi. non yàqaluma dara fu ma waroon a dem dama fa doon dem ak xale bi yàqaluma dara gis. loolu sax moo tax mu dugg ci politique ba doon fi tey première adjointe au maire bu Tooki-Gaar. taxawal jigéenu Tooki-Gaar yi pour ñu gis seen bopp village bu nekk ak jafe-jafeem. amuñu ay moyens machines yi soq bi sonal na leen ay mbojjak ak ay wol loolu yëpp ay difficulté la ci jigéen ñi ñoo ngi koy éprouver ci seen biir ménage yi. amuñu ay financement gis nañ poste de santé yi am nañ ci difficulté. xam-xamam jëm ci wàllu restauration Anne-Marie Faye ne bëgg na naam wante jumtukaay doon na jafe-jafe ci ñoom fi mu toll. Babacar Diouf toogal foofee ca diwaanu Njaareem jàpp Bawol mi ngi fekk soxna Anne-Marie Faye dëkk bu ñu naan Tooki-Gaar ndax foofee moom soxna si moom lañ toftal ca maire ba maanaam mooy adjointam bu njëkk. ñu des ba tey ci biir réew mi wax itam ca diwaanu Sine ndax ñabootu ci arrondissement bu Fimela di commune yi ñoom dañoo def benn say ngir gën a farlu ci cet gi rawatina mbalit meek lu jëm ci wàllum plastique mi ak lu ni mel taxawal fa programme bu mucc ayib ci teewaayu Aminata Goudiaby la woon ak Abdou Karim Bey. mi rawatina plastique yeeg yu ni mel jafe-jafe la ci commune yi nga xam ne ñoom ñoo seq arrondissement bu Fimela loolu nag commencé di jaaxal ñi jiite gox yeeg goxaat yi ndaxte mbalit moomu léeg-léeg day indil ay jafe-jafe gàncax gi. commune yi ngay wékk wu Sessène ba Palmarin ñu ngi dëkk ci wetu géej gi ñu ngi dëkk ci zone yi nga xam ne zone mangrove ba dafa sensible te gis nañ ne mbuus pour nga transformer ko dafa xaw a métti nan la ñuy def ba am benn dépotoir boo xam ne ñun ñëpp a koy bokk. kuréel googee ñuy woowee intercommunalité nag commune yi ci bokk Fimela la Diofior Djilas Loul Sessène ak Palmarin ñoom nag atu 2020 ba léegi dañu am benn financement boo xam ni waa Limoges Métropole ca France ñoom ñoo leen ko jox ngir rek ñuy mën di toppatoo li nga xam ni moom moo di mbalit mi. Sopifor nag boobu effectivement benn volet rek ci gestion des déchets mooy sensibilisation des enfants mooy école bi parce que dañu xalaat ne loo war a def rek ci ndaw yi ngay démarrer moo tax ñu def projet boobu donc poubelle yooyu muy 12 poubelles au départ def nañ ko pare après le 14 mars dañuy aussi installer yeneen poubelle dans d'autres écoles. tolloog ñetti fan nag benn délégation bu jógee foofee ca Limoges Métropole ñëwoon nañu doon def ay visite ci communes yi nga xam ni ñoom ñoo séq projet bu ni mel ci lañ doon wax fi nga xam ni fa la ñu bëgg a jëm ba tax ñu taxawal projet bu ni mel. Il va s'agir pour nous d'identifier des endroits où seront entreposés des déchets mais qui petit à petit boo xam ni mën na nekk tuurukaayu mbalit waaye duñ ci yam mbalit moomu faaw ñu koy transformer dàq ñu sax def ab benn centre de formation boo xam ni dañuy jàppale ndaw ñu am liggéey ba mën a toog ci seen dëkk. Il faut donner la possibilité aux jeunes de rester chez eux. projet bi nag tàmbale nañ ko ñaari at a ngi nii waaye bëriwul woon ay activités yuñ ci def xanaa rek ay activités de sensibilisation yoo xam ni dañ ko doon def ci école yi nga xam ni ñoom ñoo nekkee foofee ci arrondissement bu Fimela ngir fexe nu xale yi gën a xam njëriñu environnement. Aminata Goudiaby ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci CRD di lël bi nga xam ne amaloon nañ ko. soxal nag mooy fexe ba wàññi askanu Sénégal maanaam ñi fi yewoo di doomi réew mi seen lim nu mu toll loolu nag ñi ngi koy waajal ba tax na directeur bu ñu dénk agence nationale bu statistique ak lu jëm ci wàllum démographie ne jot na nag nguur gi xam dëgg-dëgg askan wi seen lim ni mu toll ngir politique baak yoon ya ñuy jaar ñu gën caa taxaw dañuy dem ca diwaanu Sine fañ doon amalee lël ba Pape Mbaye Diaw ak Fally Gueye la ñu fay fekk ndax ñoom ñoo fa toogal groupe Futurs Médias. Sénégal mi ngi waajal juróomeelu recensement généralu population bi buñ sukkandikoo ci directeur général agence nationale de la statistique et de la démographie day am solo lool ci ab état bu toogee lu yàgg daal di recenser population bi ngir rek daal di xam population ni mu toll ngir rek ñu mën a doxal seenu politique. recensement boobu dinañu tax ñu xam population bi ñaata góor ak jigéen ñoo fi am seeni at ñaata la kër yi ñaata nit ñoo ci nekk. ak soxla nit ñi lan la ak infrastructure de base mooy hôpital yeeg école yi ñu yu ñu installé ci gox yi ñaata lan pour que ñu xam population bi lan mooy seeni soxla information yi ñu recueillir yooyu yëpp dañ koy utiliser aussi
pour xam fii ak fukki at fii ak ñaar fukki at lan mooy doon soxlay nit ñi. ku wax Kaolack nag xam ne dafa am ay réalités socio-culturelles gouverneur bu Kaolack di xamle ne ngir ñu réussir recensement boobu nag day am solo lool ci localité bu ci nekk ñu daal di choisir ñi nga xamante ni ñoo war a recenser population bi. pour mu yombal mbir mi mooy ñu fexe ba ñi nga xam ne nii ñooy recenser nekk ay ñu dëkk fii ñu dëkk ci gox bi parce que recenser ku nekk xam nañ ne boo duggee suñ tradition boo duggee ci kër. di laaj nit noo tudd noo sant ñaata doom nga am yooyu généralement dafay xaw a gêner donc de telle sorte mais su fekkee ne kum xam la peut-être mu waxtaan ak moom ci loolu dafa yomb que nit ku nga xam ne mi ngi koy doddiis ñu fexe ba ñu teel ci jóg pour yëgal ko nit ñi. recensement boobu nga xamante ni nag dañ koy waajal di ko doore ak cartographie bi dinañ ko amal 2023 recensement boobu nag war a dikk nguuru Sénégal lu toll ci 23 ci ay milliards. Pape Mbaye Diawo ñu sant la bu baax gërëm la wax itam lu jëm ci njàng ak njàngale ak la ñu nimmiku ci diwaanu Médina Yoro Fula mooy tout tànk yi nga xam ne ñoom la ñuy wooy ñu nekk ci préscolaire bi dañoo gis ne foofee lim ba néew na bokk na ca la ko waral ñàkki bërëb ñàkki jumtukaay ñàkk itam ñuy tàggat gune yaak di leen wattu ca bërëb ya ñu ne nag tax na ba am daal ñoo xam ne dañoo taxaw ngir jàppale ci askan wa duñ ci sori ci diwaanu Fula du Abdoulaye Diallo la ñu fay fekk. Médina Yoro Fula fi nga xam ne lépp priorité la wàllu yaram tout tànk yi dafa sooxe lool ngir tardement gi xew ca département bi ni mel la. suñu maam yi doon def suñu ko defaatee lu baax la malheureusement nag presque duñu ko gis léegi ci famille bi doo fekk benn maam di léebal doomam sëtam yi doo gis benn papa bu léebal ou di def lu yooyu parce que amul jot. xale yi ñoom rek ñoo nekk ci kër gi ak lu ñuy wax bindaan lan la mën a defal ak ñoom lu mel ni compte loolu moom ci boppam xamul luy compte. ngir dooleel wàllul aar tout tànk yi tostan moo fa sumb ab pexe bi aajowoo boole gi ñu fas yéene boole waajur tout tànk yooyu ci yarin xale yi. dañuy bëgg maanaam xale yi. ñu fexe ba waajur yi gën leen a jox gëdd si maanaam di jéem a fo ak ñoom di leen jéem a léebal di leen jéem a maanaam gën a jigeel seen bopp parce que si cosaan loolu la doon am mais li ñu gis moom mooy léegi xëy na jamono topp nañu ba kenn ku ne talatul kenn jamono bi metti na ba léegi yooyu yëpp dafa commencé di deñ te borom xam-xam yi ñi liggéey si maanaam yuuru xale wane nañ ni ëllëgu nit ki mi ngi sukkandiku si diggante bi muy am 0 ba 6 ans diggante bi muy am 0 ba 6 ans juróom-benni at foofu la ñuy waajalee lépp xale bi loolu nag waajal googu ñun si la ñu bëgg a sukkandiku. bile projet tàmbali woon na bu yàgg ci wàllu essayage te moo ko waral ay résultats yu baax ci fànn woowu. mooy xam nga Tostan am na ay classes mais projet bi dafa nekk rek si communauté yoo xam ne mosoon nañu jàng programme Tostan ñetti at muy PRCC ñooñu am na lu fa nekk dara. léegi nag ñu indiwaat fa projet bi amoon na ay kuréelu saytu comité de gestion communautaire yu am si dëkk yooyu fanweeri dëkk la fii si département Médina Yoro Fula léegi ñi ñu tàggat si waa Tostan muy yombalkat yi muy superviseurs yi muy gestionnaires yi ñoom ñooy dem si làkk yi nga xam ne moom la communauté yi wax moo xam mandeng la wala pulaar la wala wax bu dee fii Médina Yoro Fula si pulaar la ñuy waxtaan ak ñoom. ci terrain bi dañuy tàggat ay waajur tout tànk yi doog a juddu ba ci ñi amee juróom-benni at ngir yile waajur gën a xam njëriñ ba ca yar doom bu toll ci at yi mel la. Abdoulaye Diallo ñu wax ci wàllum diine tey yamook àllarba ñu gën ko xam ci àllarbay doomu taal ci sunu mbokku catholique yi ndax tàmbali nañu weeru koor gi bésub tey la moo koy firndeel ñeent fukki fan ñu fas yéene woor jaamu yàlla amal seeni ñaan ci jàngu yi waaye itam jàppalante def lu baax ndax dañoo gis ne weeru koor ci boppam noonee la dëppook ni ko seen diine bëggee ci noonee dañuy teewlu abbé Alphonse Waly Ndour curé la bu paroisse Saint-Paul ca Grand Yoff kaddu yi Marcel Farba Maroun la ko dénk. li waral koor gi nag moo di ñun ci suñu bopp dañoo fas yéene dugg ci jamono tuub dëgg tuub te dellu si ci borom bi suñu yàlla na mu gën a rafete tuub googu nag war nañu rawatina bu ñuy topp lii lay nga xamante ni mooy ndiglewu borom bi Yeesu ci li jëm ci jàppale suñu morom ngir mu gën a yëg boppam ci àdduna si muy miskin yi rawatina. muy itamit di woor koor gi li ko wund moo di yëg ci sa jëmm bopp ci sa cëru bopp xiif gi nga xamante ni xëy na mu ngi toroxal yeneen doomu aadama ba soo bés
baax na itamit ñu mën a màndu ci lekk bi ngir fàttaliku suñuy morom yi nga xamante ni xëy na seen loxo jotu seen ndigg ginnaaw koor gi doon waxtu wi ñaan ci sax loolu laa waroon tàmbali xëy na ndaxte ñaan gi moom mooy li ñuy lëkkaloog yàlla te dañuy may ñu sàkku ci moom dimbal gi ñu war ndax ay nit dong lañu duñ ko weesu. ñu jégalu mu nekkoon abbé Alphonse Birame Ndour wuute ak abbé Alphonse Waly Ndour ñu des ba tey ci xibaar yi gannaaw bu nu ñaanalaatee sunu mbokku chrétiens yi weeru koor bu ànd ak jàmm bari xéewal te sa borom nangul leen lépp luñ ci ñaan te ñu jële ci ay ngëneel ñu des ba tey ci xibaar yi mbokk yi wax itam ci jëwriñ bu ñu denk wàllum napp gi moom Aliou Ndoye amaloon na ab tukkib nemmeeku foofee ca Ndar Géej loolu nag mu aju rek ci liggéey bañ fay amal ndax gën a taxawu góorgóorlu ci bël bi lañ ci def ci koppa sax ëpp na juróom-ñett ci ay milliards moom Aliou Ndoye ne la mu gis cëpp liggéey dal na xelam ñu teewlu ko kàddu yi ki ko taataan Ousseynou Diop la. dragage bi yemb na balise national bi nga xam ne foofu la nit ñi war a jaar pour am sécurité léegi rek mooy li ñu ñaan rek mooy li ñu tënk gis ko ci ay formation ak yooyu nit ñi tënku ci loolu pour jéem a aar seen bopp bu ñu nee waruñu dem géej ñu xam ne loolu la temps bi maye ñu bañ a dem géej bañ a en tout cas fooye bakkan yi bu géej gi maye ñu dem mais toujours topp itam bu ñu dugg si bu ñu jaar ci bël bi fi ñu nga xam ne tey dañ ko baliser bu ngeen fi ñëwee guddi di ngeen gis balisage boobu tey dafay mel na am na ku ma doon wax sànq mu ne comme piste d'atterrissage parce que noonu la éclairage bi ko wone kon ñu jéem a respecter loolu état def na li ko waroon ñu ci sant chef de l'état. ñu des ba tey ci bët gànnaar réew mi foofee ca gaaya ñenn daal ca askan wa ne nañ faa bëgg na jëlee ki nga xam ne moom mooy buur ba nu fa tabb muy buuru Kajaar ñëpp ci askan wa nag ne du ci dal ndax atum 1998 ba tey lañu ko fa tabboon te itam ña ngay dànkaafu ñi nga xam ne dañoo bëgg a ñëw salfaañe lañu fa tëral ca diwaan ba Ousseynou Diop lañ fay fekk ànd ceeg Habib Seck. coow juddu ginnaaw bi nga xamante ni buur ba fa nekkoon di El Hadji Rawane Fall ci atum 1998 bi ak léegi yeneen ci ay jalagte dañu bëggoon dindi ko fa waaye nag jalagte yi ñu ci ëpp dañu jóg ni loolee du ca dal. jëdd na njóobeen merewunu njóobeen bàyyiwunu kenn waaye buur bii nu fi tegoon moom nañu fi teg tey moom nañu fi teg suba moom nañu fi teg gannaaw suba. buur bi ci kàddoom dafa am ay jaraaf yoo xamante ni dañ leen bëggoon jënd moo tax li fi maam bàyyi woon ñu bëgg ko soppi moom nag nee na loolu du ca dal. ñi ñuy jëndul ñi yéen a gore bu doon xaalis duma ko jot beneen bi ndaw du yàkkamti ndaw du giitu waajuram. ñoom jaraaf yi nga xamante ni dañu nekk ci gaaya nee nañu nag xale yi lépp loo xamante ni bañu na ko ci ñoom itam bañu na ko ci ndaxte lañ fa teg ñoom kenn du ko dindi. xëy na juum dafa am rek ak gone yee ko fëkk yi nag ñu bëgg a xam ne ñoom a tolloog jamono nun si dem bu mu jeex nun kenn du fooyee suñu cër ku noo fal noo kaa falal suñu bopp. buur bu Kajaar sax ma ngay tàllal loxo ñi nga xamante ni ñoo bëggoon a def jëf ju ñaaw jooju moom ma ngay xamle ni confiance bi ñu am ci moom du ko dindi. njaboote ñëpp sama njaboot maa ngi leen di woo à l'appel de la paix nañu ñëw ñëpp ñu juboo te xam ni gaaya dafa am ay borom ñu ngi nii man de kenn jëlul carnet si man laaj nañ moom waaye kon maay buur bi ba tey waay jeex na je suis le roi héritier. jamono ji nag coow lii nee na kuréel gaaya El Hadji Rawane Fall nag moom la ñu nangu ni moom mooy buur bu Kajaar ndaxte ñi nga xamante ñoo jalagte yi ñoo ko fa teg. aywa ñu dem ca biti réew ak doomu Sénégal yi nga xam ne dañu doon daw fitna ga am ca Ukraine ñenn ca ñoom fi mu ne nii ñu nga ci réewum Allemagne foofee sax dañ faa sàkku daal ñu may leen fay këyit di leen xoolee ni ay daw làqu lañu ña fa nekk nag ñenn ci ñoom jàpp ne loolee amuñu yaakaar ne dina am te itam mën naa indi ay gàllankoor loolu ñu ko xamle nag di kuréelu ñi nga xam ne ñoom ñooy doomu Sénégal yi dund ci réewum Allemagne dañ ci ànd ak Chérif Dia. fukk ak juróomi doomu Sénégal ya dawee Ukraine dëggu Europe juróom-ñaar egg nañ Allemagne ngir làqatu fa ñoom ñu jàppee seen bopp ay daw làqu ba tax na ñu bëgg ñu jox leen droit asile mu mel ni juum nan ndax mbir yi yombewul noonu buñ sukkandikoo ci kuréel gi di FONSA. am na nag ay Sénégalais yi nga xam ne. may li gudd Ukraine ñëw dal ci Allemagne
ba ñu ñëwee nag entré nañ en contact avec FONSA. loolu warul tax tamit ñu xamal leen ne nañ def très attention ci seen demande d'asile yooyu parce que guerre bi Ukraine bi concerné wul directement les citoyens d'autres peuples donc de telle sorte que fekkee ne guerre bi moo tax nga def demande d'asile ci nekkoo ukrainien wala amoon nationalité bi wala amoo séjour bu yàgg foofu donc sa asile fii en Allemagne pour ñu nangu ko dafay jafe trop te mën na la andil ay problème ëllëg. FONSA di fonds de solidarité des Sénégalais de la diaspora nekk ci Allemagne di sàkku ci seen naataango yooyu ñu laaj leen su ko mooy mën na leen refoulé indi leen ci Sénégal. africains yi Sénégal yi xam ne ñu ngi dund biir Ukraine fekkee ne guerre bi moo tax ñu daw génn dugg biir Europe wala beneen dugg Allemagne pour def demande d'asile seen chance pour mu aboutir dafay tuuti dafay minime trop donc ñu leen ñuy exhorter que balaa ñuy entamer procédure demande d'asile boobu nañu wut information yépp ba am ko parce que sinon suñ ko defee après mën nañ leen delloo seen dëkk parce que duñu nangu seen asile bi si boobaa pour ñu delluwaat Ukraine dafay jafe te fu ñu ñëw wàlluwaan si duñ fi mën a toog donc seen avenir dañ koy mettre en jeu. mu mel ni kon du kum neex rek nga bénéficier wu ci statut réfugié ndéem sax da ngaa nekk ci dëkku guerre li koy firndeel mooy guerru Syrie ba. suñu jëlee en exemple la guerre civile bi xam ne moo amoon Syrie Syriens yu bëri dañoo fàqoon jóge seen dëkk ñëw vers l'Europe pour demander asile si biir Syriens yooyu dafa amoon africains yu bëri Sénégalais yu bëri fa nekkoon pour aussi suñ ñëwee demander seen asile mais ñu si ëpp seen demande dañ ko rejeté pourquoi parce que en fait guerre civile bi concerné wu leen woon su ma jëlee si kaw Sénégal yi guerre civile bi concerné wu leen Sénégal yi donc suñ defee demande d'asile par rapport à cette guerre civile seen chance pour ñu nangu leen ko dafay tuuti looloo tax dañoo mujjee delloo sénégalais yu bëri africains yu bëri seen dëkk d'origine. doomu sénégalais nekkoon ca Ukraine bëgg am droit d'asile ci réewu Europe yi mu mel ni seeni chance lu néew la. bu fekkente ni sax dañoo nekk ci jamonoy guerre Union européenne caaxaanewul mbiri migration. Chérif Dia Barthélémy Dias nag jamono ji niñ ko waxee ma nga ca kanamu àttekat ba lu ci mën a am nag daal ñi nga xamante ne si ñoom ñoo yore mbir mi maanaam parquet général bokk ci ñi ba fekkee layoo ba ñoom jël nañu daal sàkku ñu tëj ko juróomi at ki nga xam ne itam moo fa teewal ministère public bi mooy waa parquet général dafa sàkku ñu tëj ko juróomi at yi kaso moom Barthélémy Dias ñaari at ñu gàll ko ci loosu Habib Dieng ak Babacar Faye ñi mu àndaloon ki nga xam ne nag moom moo fa teewal ministère public la mu wax rek mooy na daal dogal bi fi mu ko teg nee na Barthélémy Dias dafa jël balub gannaaw dóor ko bokk na ca ñi ca faatu ku ñu naan ka ca faatu kenn la sax muy Ndiaga Diouf damu gis rek nee na foofee daal légitime défense amu fa yoon ndax ñoom tam ñi mu doon jàmmaar lool kenn mënta firnde ne dañoo yoroon ay ngànnaay te itam nee na vidéo yi nga xam ne mi ngi circuler maanaam ñëpp a ngi ci jot moom daal war naa mën a nekk firnde partie civile bi di laaj moom téeméeri million ak juróom fukk lu ci mën a am layoo ba daanagut ndax attekat bu mujj bi nga xam ne moo war a joxe dogal bi joxeegu ko lu ci mën a am daal jàpp leen ne parquet moom ñi ngi sàkku ñu tëj Barthélémy Dias juróomi ati kaso daañ ci dellu siwaat ci atte baak fa mu mujjee ci télévision Futurs Médias tàggat yaram la ñuy yegg si ànd ci ak Cheikh Tidiane Cheikh maa ngi lay nuyu. fu ñu koy dooree. basket lañ koy tàmbale ak Dakar di waajal ci week-end bi ñaareelu édition basketball Africa League représentant bu Sénégal nag Dakar Université Club la ñoom fu nekk nii am nañ confiance parce que mën nañu def participation bu baax ba qualifié ci deuxième tour bi surtout que yëf yi à domicile lañ ko joué fële ca Dakar Arena su ma nee jeu équipe bi Thierno Niang ni moom fu nekk nii pare nañu mu déglu ko ci sujet bi nga xam ne Cheikh Salibou Diagne moo ko def. Université Club mu ngi ci wàccaay yu mujj yi laata basketball Africa League bi di door mu nekk ci Sahara conférence bi ak yeneen juróomi club ñii di représenté Sénégal pare ngir amal taxawaay bu rafet ci jongante bi
ñu jàpp ko juróomi fan ba fukk ak juróomeeli fan ci weeru mars bii. bool bi waaw ñu ngi koy waajal te ñu ngi koy waajal normalement ma yàgg nañ ci préparation yi depuis saison bi on est prêt mentalement physiquement rectification rek la ñuy def. Duc bii jënd ay joueurs yu bees amul lenn lu muy ragal ci compétition bi. on a des joueurs capables d'expérimenter xam nga yu mën basket yu xam basket ça sera pas facile nag mais incha allah rabi dañuy dem si tournoi bi rek ak xel bu dal xam nga liñ liggéey xam nañ ko doy nañu donc on est prêt daal incha allah rabi. su fekkee ne guleet bu bokk ci basketball Africa League bi Duc am na mbébét bokk ci juróom-ñetti club yi mën si ñaareeli édition bi. suñu dëkk lañ nekk suñu supporter mën naa wax ni ñoo fi ëpp donc dañuy ñafe rek basket la incha allah rabi gëm nañ ñu war nañ mën a qualifier quart de finale. am nañ capacité équipe bi am nañ joueurs yi am nañ mentalité bi am nañ envie bi donc ñaan yàlla wér rek compétition bi tàmbali ñëpp ñaanal ñu xam nga topp suñu ginnaaw incha allah rabi ñu def liggéey bi def. gaawu bii di ñëw le Duc di amal jonganteem bu njëkk muy laale ak club bu Guinée bii di SLAC ndam rek moo ko ci war ngir mën wéy ak confiance ci li des ci jongante yi. dañuy wax ci wàllu football fekk ji équipe bii di Luton dañu jeexale ko ak Cheikhou Kouyaté moom ci compétition boobu sax ak juróom bi di Crystal Palace qualifié nañ ci quart de finale yi à Cheikhou Kouyaté dugal but ci seen diggante ak Stoke City la woon muy performance bu am solo ci doomu Sénégal réalisé démb ca Angleterre. jërëjëf Cheikh Tidiane yegg si nañ ci ponk bu mujj bi li ci yéene kaay yi lay doon. njort mu jolliwaat seen diggante tey ca Géejawaay yéenekaay bi ne donte ci njëlbeenu ndetteelu moom Aliou Sall félicité woon na naataangoom ci ngañaay li dafa mel ni ba tey ci xol ba ndetteelu gi gii fagul rawatina nag ci kanamu ku mu xeeboon lool ci bërëb bi moo waral du ñàkk xol ba jamono yi ak payonte ne ca ba waral it mu taxaw moog làngam ngir xëccoo poste adjoint ya observateur ci gëstoom laal fa it lay mbir ma du ñàkk di tiitaange jóg keneen toog fekk fa lu nëbbu woon ci wàllum yorin source aané ngir moytu nag tey bépp blocage wala délégation spéciale bu faf ñëw dandale leen fa ñoom ñëpp Yewwi Askan Wi jox na ndigal mandat El Hadji Malick Gakou ngir mu waxtaan ak ñenu janool ci gàttal Yewwi pare nañu ngir fàtte coowal premier adjoint au maire réew mi yéenekaay ne tey nag la bisab dëgg gi ngir Ahmed Aïdara ci yéenekaay bi waaye Yewwi Askan Wi ñoom état bi la ñu tuumaal ne moo bëgg akimoo seen ngañaay loole ca Géejawaay ci xëccoo bi nag Ahmed Aïdara am na ci njàppale waa wàllu Sénégal ndax ci la tribune responsable coalition wàllu ñu nga cay sàkku ci seeni conseil yu ville Géejawaay ñu def seen kem kàttan ba woteel Ahmed Aïdara ndax ñu ne wàllu wor moom trahison maître Abdoulaye Wade mi seen njiit seen kilifa xamu ko l'info jàppee tolluwaay li ci Géejawaay ak xiini miini waaye Yewwi Askan Wi jàpp ne mënee su faa wax paluk adjoint au maire bu lalwul ci fa wat gi waroon jaar yépp waaye Birame Sène bu DGE ne déet ndax su dee wote bi dañu ko dakkal dara terewul ñu mën a wéyal doxal liggéey ba bu fekkee nag ñoom dañ caa gisi rëq-rëq ci wàllu wote gi yoon may na leen ñu jokkoo akub àttekat ngir ak niilal beneenub maire meneenum mbir maire am Ndakaaru Barthélémy Dias la tribune ne tey lañu koy àtte ci wàllu appel fukki at ak benn ginnaaw paatug Njaga Juuf yéenekaay bi dafa laaj ne ndax nag tey yoon dina fi jaare vidé atte mbir mi mu jeex tontu bi ci kanam du ñàkk lay doon yoon ci boppam ci réew mi Adji Sarr mi joxañ boobaak léegi Ousmane Sonko ci wàllum siif moom nee na gëmul yoon boobee di justice ci Les Échos mu jàpp ne yoon ci boppam ak état Sénégal ñoo ragal Ousmane Sonko ca moom it nitu fitna la ca mu ne sax su xamoon ni yëf yi du mujj fenn mënoon naa wéy di ko ba ak seetaan rek mu koy def yëfi saay-saay kaddu yenn yi la wax ci Vox Populi mi jëlaat ne Les Échos waxtaan wu yaatu bu Adji Sarr séq ak yéenekaay bu fekk baax ca tugal di Le Monde Adji Sarr ne ñàkk na lépp yàlla rek la yaakaar ca ji foog ne état Sénégal da ko jox xaalis ngir muy taqal Ousmane Sonko Adji Sarr ne moo ne de yorul sax dërëm bu ko may mu jëndab njitlukaay lu mandat ñëwaat ci coowal Sweet Beauty googee dafa laaj ne mbaadu day mbir viol bu jeexagul coowal imam Serigne Lamine Sall ak jàngu bi moom ñi yaakaar mu jeex ginnaaw kilifa gi jéggalu na Les Échos ne procureur woolu na ko déglu ko mu jéggalu diggée nag ne beneen yoon dina xool la muy wax ak nam koy waxee ci Le Soleil conseil national layka bi ñoom di artu ci yenn kàddu yi xaajatle yi mën a tas réew mi yéenekaay bu an xëyee kooru kerceen yi ak ndorteel li naka noonu jamono yeeslu ak gën a dëgëral ngëm gi mu doon leneen ci yéenekaay yi coowal njublang ak rawale bateau engrais valeur u ñetti milliards ca taabulu cabinet d'instruction tribunal am Ndakaaru observateur xëyee ko ni bateau bu bawoo woon ca Oman la ca saax-saaxee gi nag 26 tonnes engrais tudd nañ ca homme d'affaires bu turc naka noonu promoteur bu lamb ak rakkam patron di soxna si jiite transcontinental transit ca nu yóbbu ko ci kaso bi moo leen ca tudd ca Kédougou moom libération ne mafia ab doomi Chine yi lañu fa dakkal permis bu baaxul
boobu leen doon may ñuy gasaka wër wurus ci weti fleuve Gambie la ñu leen fekkee teg leen loxo ñoom ñetti doomu Chine yi saisir seeni machine ak i bulldozer ñu jeexale lamb geeg beneen roi des arènes bu juddu di rëg-rëg Hippo Ngari moom ci yéene kaay bi di sunu lamb amu ci genn ak naatable mu ne gisul dara lu ko mën a teree nekk roi des arènes moom rëg-rëg. ñu jaajëfal ko bu baax Assane Gueye xibaar yi buux na Mamadou Ndiaye la ñuy dalal ci li xew ci biir internet bi mu mel ne Mardi Gras moom event ci bésub tey jii ñu gën a xamee ci mercredi des cendres ou àllarbay doomu taal Mamadou Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Fatou di nuyu téléspectateurs yi. ak ñi ñuy xaar. ci kanam ñu ñëw yaatal li xew ci biir internet bi wax nga ko démb tey ndax li gën a fës ci réseaux sociaux yi mooy xale yi nga xam ne dañ leen déguisé Mardi Gras. ñu ci ñëw. ak yéen yi nga xam ne marqué na internet yi ci gën a yaatu mais surtout tamit est-ce que war nañu fësal kanamu xale yi ci réseaux sociaux ak internet. très bien des leen ak Mamadou Ndiaye ci li xew ci biir internet bi di ngeen am léegi tontu di leen ñaanal kenn dal jàmm di ko sàkku ci yéen jaa ngeen jëf ci seen safo seen cofeel ak seen kóolute.